asalaamualeykum. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu. alaa ci loo ne. yow wala xiif gu bon. bàyyi li nga wax. billaahi. waa day am nag léeg-léeg. léeg-léeg daal alaaji da ngay yeewu xiif boo xam ne ba mel ni démb ci guddi da nga doon liggéey. wallaahi. bu bono alaaji man daal. beñe bi doo ci sàkk. maa ngi ci di. ñun nag xam nga alaaji lan la ñu dul. waaw société buy defar beñe mu ñëw sponsor tës bi. lii aussi mënuñ ci dëkk. waaw. parce que yow bëccëg téeméer. wala weer bi ñetti junni. ak fii réew mi toll. wala ndekki lu gën a dun sax. waaw ay ñoom croissant yooyu. waaw yooyu yëpp suñu doom ji kat lañ gisatul. waaw doomu Seex Sekk bi kii Kumba la tudd. Ada. ba ne gi Sekk. doomu kii doom ji Adama. doomu tool kii Seex Sekk góor. moom lañ ko fi kii ni fii Adams. restaurant bi ni fi ñu doon nekki nii. waaw. fan yi dañoo gëj a ubbi sax ñoom. man de loolu jaaxal. maa fi ñëw laay ubbi. Ngoone Sekk. Ngoone Sekk kat moom tamit moom dañ ko ay bàyyam dañ koo gëj a gis lool waaye lool. Jëleel Njaay maa ngi lay nuyu. loolu waaye Ngoone. lool. dañ koo gëj a gis lool. dañ koo gëj a gis di. dëgg yàlla. dañ koo gëj a gis di. dañ koo gëj a gis de. dañ koo gëj a gis lool. ñi ne ci télé bi nañ wàññi télé bi. MD. xaw ma MD xaw ma MD nanu dimbali. wàññil télé bi. waa ñi dend ak moom nañ wax ak moom boog. kooku. MD. lii dee nag mu bëgg a miti. wala yow alaaji amoo ci benn xalaat. xaaral moo MD. dëgg yàlla fa télé ba nekk fa rajo bi nekk. moom kuy wax nii kan la du ko nekku jigéen kii. dëkk golf waaw. mooy kii la. Twin Biis. Biis kay. Biis alaaji Biis tur la. xam ne kat. Biis moom bokkul ak. Biis. waaw. akolaat fóon ci lex. man loolu laa koy woowee Biis. waaw meer buy jaayee place leen. MD tamit beñe. nee nañu nga wàññi sa son bi nekk ci télé bi. waa rajo bi moom la ñuy dégg. waaw kay wàññi ko waay booy. d'accord waaw ok. benn meer buy jaay côté place de l'indépendance. waaw. fële rum ay géej. ak diwtiir. ndeysaan. yéen rek lay déglu. waaw ñu ngi koy nuyu bu wér. voilà. yaay booy yéen lañu njaay bi. amiin. tam bëgg nañu la de. waaw ak ma yaay Soda Fall fële ca Canada di jaay ay salade. man wax nañu ma benn maire. ndeysaan dafa am AVC. oh. mais même bu ñu commencé heure bi alaaji. waaw. faw mu yëngal baat bi. pour ñu indi ko rajo bi. allahu ku ma doon waxati anecdote bu bëgg démb. ndeysaan. waay. yàlla na ko yàlla yëkkati. bu ma ko woon a fàtte waaye wax na yàlla rek bëgg démb wallaahi. na ko yàlla suturaal. amiin yaa rabbal aalamiin. jàppale ko aar ko. amiin yaa rabbal aalamiin. jàmm ak salaam waaye ndeysaan. amiin yaa rabbal na ko yàlla teggil coono léegi tawat li. amiin yaa rabbal waaw aalamiin. na ko yàlla teggil yàlla. waaw. yàlla mën na ko yàlla mën na ko. kenn ko yàlla def. amiin. Dame Dieng maa ngi lay siyaar di nuyu ok. waay ndeysaan waay. ndeysaan. ok. suñu papa Mbaye Ndiaye assainissement alaaji mu ngi nuyu. Mame Mbaye Ndiaye xoolal alaaji ki ma fàttali wax ji. waaw. Baye Sidi Dafé Thiès la nekk. waaw moom fàttali Mame Mbaye Ndiaye moo ma doon wax loolu démb en direct ci télé bi. ndeysaan wallaay wax na dëgg. cooy waay jëlee. nit ñi baax. yal na yàlla fekk bopp. amiin yaa rabbal aalamiin. ndeysaan. laa sana sànq. Ibrahima Seck forum civil maa ngi lay siyaar di nuyu Lamine Ndiaye forum civil. waaye yéen ñaar nag tey fan ngeen jëm. laaj. kan ma ne Ibrahima Seck ana fu mu jëm. M2D. kan. ak Lamine Ndiaye tamit forum civil la ak ñoom Michel. M2D la ñuy dem. Cité Sonatel. ñu ngi lay siyaar di la nuyu. waaw. moom di wax na nga xanaa. waaw. waaw kay waaye sama yaay aw mbeng ngi nii borom doora aw. Ndiofa Faye maa ngi lay nuyu. ak mère Ndio mère Mbuba
yéen ñëpp maa ngi leen di siyaar di leen nuyu ak maire Ndiaye que ñoom Moussa Faye soxna Fatim maa ngi leen di siyaar di leen nuyu bu wér sëñ Xaadim sëñ Fallou borom place bi laaji waaju ñu bëgg lool mu ne borom tur bu neex woowu ñu dooraaw foofu ca Géejawaay ndeysaan ñu koy siyaar di ko nuyu bu wér ana Baye Fallou yi de Baye Fallou mu nekk ti leen bëgg ñu lool yàlla ko nañu cuuraay waaw ndeysaan waaw Samba Diéry Diallo de nee na ñu ngi nuyu ndeysaan waaw ñu nuyu kay leen di siyaar di leen nuyu bu wér waaw leen di nuyu bu baax a baax alaaji waaw day ñaari tës yi ñu yore ah bon grand Latir Ndiaye maa ngi lay siyaar Assou Dia maa ngi koy nuyu di ko siyaar bu wér ak ñoom Ndak Dia sama papa alaaji Ndiogu Dieng transporteur bu mag bi maa ngi koy siyaar di ko nuyu papa Ndiogu mag ay doomam ñooy ànd ñoom Mara Dieng ak ñoom Khadim day mari man ko woon moom nuyu ma ko non nuyu ko rek nag keroog organisé na lu rëy ak ñoom Ibou Ngom ak ñoom Pape Modou ak ñoom Mari benn jabar nag moom nuyu rek alaaji garaawul nuyu rek billaay am na koo xam ne alaaji ñetti jabar la fi ba waaw mooy tasu tey léegi simeer bon voilà sponsor yaa ngi noonu l'écran dégg nga meew mu baax mi Providence bi nga xam ne nag mooy assurance bi wóor waaw ak Uniparco ak nag Expresso mi nga xam ne nag moo nekk ci forfait buur bi waaw opérateur téléphonique bu mag bi KFC waaw ak KFC Expresso waaw kay waaye gis nga ko noonu 700 francs dong de waaw nekk nii da ngay wootee ko yónnee message ba wundeelu KFC ñoom duñ togg ndékki KFC waaw bañ a togg ndékki nañ togg ndékki waaw mama lum tey la sa anniversaire tey nag moom sama kër yaay awa mbeng kon laa jëm moom comme kon noonu dafa demee ndeysaan waaw ndeysaan waaw ndeysaan Abi Diaw ndeysaan waaw sama grand frère bi de Arona Daouda mu ngi lay ñaanal ci maire boobu nga xam ne tudd nga ko léegi di ko ñaanal wallaay ndeysaan boobu feebar moom daal Daouda waaw ndeysaan Daouda waaw Birahim Seck yow foo jëm waaye doo ma tontu Malick Wade moom maa ngi lay ziar bu baax a baax waaw mais Birahim Seck du ma wax foo jëm woo naa la de woo jàmbaar woo bete alaaji waaw jàmbaar bete waaw man moom Grand Yoff laa jëm Grand Yoff laa jëm M2D laa jëm ndax bisu tey bii alaaji 10 ans ci ginnaaw waaw maag Aïssatou Diop Fall ñoo doon def revue des titres journal matinal fële ca TFM waaw ma ne ko maa nga jëm buntu assemblée nationale waaw ndax 3e mandat 3e candidature duñ ko nangu ak lu ma bëgg Ablaye Afrique dañu war a góorgóorlu léegi mbir mi di yem ñaar dëgg waaye man ñëpp xam nañ sama cofeel ci Ablaye Wade waaye 3e mandat moom alaaji xaju fi de ci àdduna xaju fi comme que nag góor gu mel noonu borom xolu jamaa bi lañ ko bañaloon waxutuma laa keneen dégg nga dëgg te la taxoon nit ñay ngar-ngare ni ñu ngi fi toog ba tey dara leeru ci wala sax mu yées tey la yées sax nag gën a lëndëm waaw Ablaye Wade bu ñu doon tuumaal ne benn doomam cundung moo nekkoon ci biir nguur ñu tam ko siñ ko ni fang tey moom gis nga li fi xew papa doom yaay goroni jaay yumpaañ doomu turandoo rak doomu tanta ak tanta buur la doomu buur la bàjjen ak doomam dégg nga loolu te ñu ne kenn du wax mënta ne lu jëm ci wàllum liberté alaaji wax sa xalaat gi Ablaye Wade bu doon keneen du wax ay service am ne leen bàyyi leen ñu manifester parrainage bi fii Macky dane kenn du fi manifester Colobane la téye nit ña ba tey jotu ñoo yegg assemblée ñu ne woon pëqar ña dugg biir Sandaga dañ leen a dóor wulee njaayoo dóor leen ay grenade ba tartar yi ñu jiite woon marche ba xalaa te tey ñu mujj dem jaxasoo ji ak moom waaw ba ñu entamé marche bi laa di gëw moo seen doxalin mënu alaaj mooy de marche xañ parfois dëgg aw ci buntu commissariat waaw marche interdite bu fi kenn dox nga ni man damay dox par la force ñu ni déet nga xeeñu sa la colonie de classe sañ sa rafet lool aw buntu commissariat 4e waaye marche ji waaye alaaj waay lan ma la waay Grand Yoff waaw Grand Yoff laa jëm waaw man maa nga ca M2D foofu amul
affaire journaliste ak ñeneen. nit ki mooy dem. réew mi waaw kay. waaye yow ma ne. réew mi. waaye ma ne ba ngoon. waaye yow M23 yéen li ngeen doon xeex tey la gën a wala ñoo yéen PDS nañ leen reetaan sax te kat man kat for naa ci wéyu bëy alaaji ñu ne moom Macky ca boppam waaw Macky ci boppam ñu ne dana dem ca ndajam M23 ga waaw dégg naa ko de lu mën a nekk la ndax moom ci la bokk waaw moom daal xam naa ne daal léegi nag la M23 doon xeex alaaji wax naa ko léegi ba xam danañ ko continuer xeex ñoom ba léegi waa wala déet wax dëgg yàlla kay la nit ñi di xaar loolu la nit ñi di xaar ba xam yéen li ngeen doon xeex soo en tout cas bu fa Macky ñëwee te waxoo leen ko ne ko 3e mandat dañ ko fiy tere suñu pétrole beeg ressource pétrolière gazière halieutique géej gi maanaam yooyu yëpp na leer dégg nga processus électoral bi yeeg dégg nga loolu fichier bi yeeg nangam sangam ji yeeg liberté d'expression ji yeeg boo leen ko fa waxulee comme na ngeen ko defee woon 10 ans ci ginnaaw waaw yéen a ngi koy nax ba pare lal seen mbir ci tapale ñu toog nag di xaar bu mu ñëw fa ña ngay mobiliser de alaay bi ko waxati ña ngay mobiliser ca banlieue ba ay car audio yaa ngi nii mën naa nekk de soo bëggee ma ñamal la ci li lu mën a nekk la ndax man li tax lu mën a nekk la ñoom mouvement 23 lañu bokk ñu ngi nii waaw mouvement M23 lu ñu doon xeex alaaji liberté démocratie waxal ak lii ruusi ci réew mi waa réew mi bokk ko waaye ñenn dong bañ ko lekk mani ba ngoon ba ngoon rek ku ëppul mbokk mënoo ko jowul la wax na dañ ca dem rek dañ ca dem rek li naan en bas en arrière dañ ca dem dañ ci dem rek yow bu ci boole benn coow jeexee suñu doom ji ñëwul tey waaye suñu doom ji ñëwul tey Mantulaay alaaj dafa am benn kii rek benn malade mu yóbbu tey kër docteur ndeysaan waaw moom moo ko yóbbu looloo ko téye dégg voilà ko defee nag len ko yàlla yëkkateeg jàmm amin waay alaaji waay amin waay léegi alaaji waaw tës bi ñuy njëkkee lu yàggul dara waaw exclusivité waaw info la de bu yóbboo nit ñi armé wu gaaw déglu ko bu baax waaw su ma gis na numéro bi mooy policier bi nga xam ne moo tudd Lat Grand Ndiaye ki oto bi rayoon ki ñu naan fii sa papa yi ñoo ko mbëkk waaw te amuñu permis ak xaw ma lan ak lan seen waa kër nag boobu ba léegi dañu ne pat kii Cheikh Ndiaye la tudd moo policier bi dee alaaji ñoo bokk ndey ak baay dégg nga loolu waaw ndey ak baay ñoom ñaar ñoo ko bokk dégg nga loolu waaw voilà léegi nag ñu ndax yi fi bougé wu en tout cas daal xaaral daal ñu bàyyi mu waxal boppam ci direct bi dégg nga loolu asalaamaaleykum maaleykum salaam. waaw kay grand Cheikh Ndiaye maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay bu baax. alhamdulilah waaw Cheikh Ndiaye nag yow yaa bokk ndey ak baay ak Lat Grand Ndiaye di policier bi nga xam ne dañ ne ay gone yu yoroon benn oto nekk ay sa papa comme ni ñu leen di wooyee. dañ leen a arrêté woon daal xale yi forcé barrage bi ba yàlla dogal ñu dal ci kawam. ba mu mujj daal faatu. waaw bu ko defee nag ñun daal bëgg nañoo xam daal mbir mi nan la demee ak yéen seen waa kër nan ngeen ko yëgee. waaw jërëjëf Ahmed Aïdara. ni nga ko waxee daal noonu la demee c'est-à-dire Lat Grand Ndiaye ñoom dañoo monté woon. dañoo monté woon rond-point Rufisque bu ñuy wax rond-point juuti ba. bu ñu fa monté ba xaaju guddaay 2 heures du matin. ay jeunes yu jógee Thiès. yor oto boo xamante ne amul benn këyit. oto bi amul benn këyit. ñoom ci seen bopp aussi amuñu permis BMW. ñu ñëwoon Dakar dox si lu leen neex. bu ñu ñëwee Dakar dox si lu leen neex. faire la fête à Dakar bay départ.
ñu ñëw ba ci rond-point juuti ba fekk fa ñoom Lat Grand ñu monté ñu yaakaar ne da leen di arrêté ndax yoruñu benn kayit oto bi yorul kayit ñoom amuñu benn permis ñoom ñuy accéléré seen oto bi xam nga BMW dafa gaaw léegi ñoom ñu accéléré seen oto bi perte contrôle volant oto bi fekk Lat Grand fu mu taxaw ci rond-point bi ñu bombardé ko yéeg ci kawam diri ko jàll bañ a taxaw daw daw bu ñu dawee ba jam ñaajo seen pneu yi crevé ñu wàcc léegi daw fekk nag bu ñu mbëkkee Lat Grand diri ko yéeg policiers yi fa nekkoon dàqee nañ leen ak ay Jakarta mais comme BMW dafa gaaw policiers yi jotul leen bu ñu demee ba jam ñaajo nag seen pneu crevé ci la ñu taxaw daw dem seen yoon léegi daal policiers yi nag après dès le lendemain ci ëllëg sa mooy le jeudi 27 jàpp nañ parce que booy dañoo demoon seen benn grand lijjantel oto garantie permis waaw oto bi tamit dañ ko defaroon benn faux CMC maanaam un certificat de mise en circulation boo xamante ne dafa faux baaxul beneen transitaire moo leen ko defaat léegi aussi grand bi nga xamante ne moo garanti woon permis pour ñu jox booy oto bi booy mën a luy oto bi ci suba si ci jeudi bi 27 bi dañ leen jàpp nañ kooku jàpp transitaire bi jàpp aussi ki nga xamante ne moo garanti woon permis après aussi police bu Rufisque police centrale bu Rufisque aussi jël BMW bi immobiliser ko au niveau du commissariat après nag ubbi enquête léegi bu ñu ubbee enquête police scientifique bu Thiès dem nag di wër booy parce que booy yooyu kenn jàpp leen ci guddi mercredi boobu bu ñu ubbee enquête police scientifique bi di def ay recherche ba ci jeudi bi ci guddi ñu jàpp booy nga xamante ni ñoom ñoo yor oto bi ils étaient au nombre de 5 waaw ci lañ leen jàpp après déféré leen bu ñu leen déféré ñun par exemple la police def ay démarches ba levée du corps Lat Grand bi nekkoon le vendredi à l'hôpital Aristide Le Dantec léegi bu ñu indee Lat Grand dans son village natal Ndiourbel ñu jébal ko borom le vendredi ñu nekkoon dëkk ba aussi vraiment di accueillir gan yi di nangu njaal yi vendredi samedi dimanche nous étions dans le week-end lundi suñu benn grand frère dem na commissariat de Rufisque Boucar porté plainte après ñu auditionné ko maanaam ñu déglu ko ba loolu amee le mardi ci guddi ñu woo ñu téléphone la ñu woo waaw ne ñu il se pourrait que xale yi ñu jugé leen suba loolu lañ ci am ñun il se pourrait ah bon c'est-à-dire donc recevoir ñu benn kayit wala benn convocation buy wane que ne ñun dañoo war a dem teew si par exemple au niveau du tribunal waa la justice Dakar parce que dañoo waroon a jugé flagrant délit la ñu waroon a jugé mais ñun appel la ñuy woo il se pourrait que xale yi ñu jugé leen suba loolu lañ ci am donc di may officiel kenn waxuñu ko ne par exemple booy dañu leen jugé ci la ñu daw nag gaawantu suñu benn grand sama ñaari grand yi nga xamante ne ñoo nekkoon Dakar dem ci jugement bi le mercredi affaire bi dafa am le jeudi ñu nekkoon dëkk ba vraiment di jooy Lat Grand di nangu njaal yi en moins d'une semaine ñu woo ñu ne booy dinañ jugé en flagrant délit loolu nekk loo xamante ne ñun def ñu jaaxal lool parce que dañoo gis que ne Sénégal tey gii nii am na ñoo xamante ne tey gii nii dañoo sàcc ginaar ñii sàcc ay béy ñii sàcc portable ñu jàpp leen tëj leen benn atu kaso ñaari atu kaso te kenn jugé gu leen ñi nga xamante ne par exemple ñoo def ñaawteef boobu fekk policier bu nekkoon ci liggéeyam ñu bombardé ko rey ko daw dem seen yoon
deful sax ñu gaaw leen jugé noonu loolu dina nekk loo xamante ne def ñuy jaaxal lool ñun ñi nga xamante ne ñu ñàkk Lat Grand waaw ndaxte boo seetloo li nga xamante ne moo nekk le procès verbal de la police lu ñu leen chargé juróom-ñaari mbir lañ leen toppee xale yooyu juróom-ñaari mbir lañ leen toppee maanaam les chefs d'incubation mu ngi nekk au nombre de 7 juróom-ñaari mbir lañ leen toppee. 7 maanaam association de malfaiteurs. Homicide sur un agent dans l'exercice de ses fonctions. Refus de tempérer. Complicité de conduite sans permis de conduire. Remise d'un véhicule à un tiers non détenteur d'un permis. Mise en danger d'autrui. Usage de faux dans un document administratif. juróom-ñaari mbir yooyu la ñu toppee ñu jàpp que ne par exemple ku ñu toppee juróom-ñaari mbir yooyu ñu leen flagrant délit la ñuy jugé en moins d'une semaine ñu gaawantu mbir mi taxañ ko ba ñun ñu bett jugé leen le mercredi même def une semaine loolu ci la ñu commencé di jaaxle ci dossier boobu. léegi bu ñu demee tribunal grand yooyu dem tribunal fekk di atte bi. woo na ñi nga xamante ne ñoo def musiba bi ñoo def njaaxum boobu woo nañ leen à la barre mais ñun à notre grande surprise waaw kenn woowuñu taxaw ñu fenn ci baar bi pour mën a wax kenn woowuñu ñoom ñi nga xam ne ñoo def ñaawteef boobu ñoom la ñu woo ñu indi seen avocat mën na wax ne un pôle d'avocat la jeunes yi taxawaloon keroog un pôle d'avocat. waaw parce que boo seetloo ñi nga xam ne ñoo laaloon ci mbirum yëpp moo tax nañ 10 à 11 personnes boo ko seetloo ku nekk amoon indi woon na avocat. donc avocat yi ba doon ci salle bi lool ñun nag dañoo nekkoon ci salle bi en tant que spectateur en tant que kuy seetaan comme ñëpp parce que kenn woowuñu à la barre. suñu tur damaa jàpp ne suñu tur sax nekk woon ci par exemple PV bi nga xamante moom la ñu yóbbu tribunal par exemple pour juger xale yi parce que kenn woowuñu suñu grand yi dañoo nekk foofu di seetaan ba audience bi jeex. audience bi balaa muy jeex nag procureur bi ñu annoncé une peine d'emprisonnement de 1 à 5 ans mais dañoo dossier bi dañ ko defoon en délibéré. dossier bi dañ ko defoon en délibéré le 10 juin maanaam ci la ñu waroon a délibéré. waaw. léegi ñun aussi ñu ne jeudi il faut ñu dem pour comme ça ñu xam exactement yan peine la ñu infligé booy finalement léegi bu ñu demee le jeudi man maa fa njëkk. bi ma demee fekk yeneen grand yeeg seeguñu fekk aussi tribunal commencé woon nañ jugement yi mais ñun dañoo nekk ci salle bi. dañoo nekk ci salle bi ba ñu lever séance bi te dégguñu fenn fu ñu tuddee suñu dossier. xëy na nag comme délibéré la woon xëy na dañoo délibéré ñun balaa ñu yegg si parce que 9h fekk ñu woon foofu man maa fa jiitu te ay 10h yooyu laa yegg si woon. xëy na nag comme tribunal na lay tijji. waaw dañoo fekk xanaa ñu délibéré ba pare. mais maanaam li ma leen bëgg a xamal. li ma leen bëgg a xamal fu mu nekk nii. waaw. maanaam ñun ñi nga xamante ne moom la ñu moom ñu ñoo ñàkk suñu rak ak suñu doom. waaw. xamuñu xale yi nga xam ne ñoo def jëye boobu xamuñu ñaata at lañ leen tëj kaso xamuñu aussi yi nga xamante ne ñoom lañ daan yi nga xam ne moom lañ leen daan xamuñu ko. waaw léegi kii Cheikh. waaw. kon daal yow maanaam da nga jàpp ne da nga bëgg a confirmer li ñu doon wax naan ñii daal. maanaam dañoo nekk ay gone yoo xam ne daal xam naa ni seen baay daal jox nañ leen borom yax yi rëy lañ comme ni ko ay di waxee. waaw loolu am na. loolu am na parce que boo gisee mbirum nu mu tëddee nga xam ne am na lu nekk ci suuf lu am doole. fils à papa yooyu bu ñu ko waxee. waaw maanaam doomu borom barke yooyu bu ñu ko waxee. waaw dinaa ko gëm. parce que mbir mi nuñ ko gaawanto ak nuñ ko taxañee ak jugement bi nu mu demee loolu bu ñu ko waxee man moom dinaa ko gëm. damaa jàpp que par exemple tey jii nekk Sénégal. waaw bu ñu jàppee par exemple fils à papa maanaam doomu borom alal yi nekk Sénégal tey jii nii. ñu nekk ci biir Sénégal di ko yàqate di jaay xamati di jaay rewande di rey ay policiers te dara du leen ci fekk. je crois que bu ñu nekk Sénégal boobu war nañ ci ragal.
bu nekk Sénégal boobu war nañ ci ragal. yéen jëloon ngeen avocat non. ah. ma ne yéen te amoon ngeen avocat préparé woon ngeen procès bi. ñun. waaw. ñun dañoo amoon pour jël avocat parce que mbir mi dafa gaawoon. yéen da ngeen a xëy rek ñu ne leen àtte bi jour. mooy premier jugement bi amuñu temps pour jël avocat. xanaa yëgoo leen woon ne dañ leen di àtte. parce que affaire dañoo nekkoon fële dëkk ba vraiment di nangu jaal yi di ñaanal Lat Grand di ko wàccal ay kaamil. ñun amuñoon temps bu ñuy woowee le mercredi le mardi ci guddi amuñoon temps sax pour di jël avocat parce que suñu xel on était sur le choc. on était sur le choc amuñu sax temps pour jéem a jël avocat loolu moo tax. maintenant c'est par la suite bu ñuy kiiwee pare ci la ñu commencé nag jël avocat boo xamante ne instant yi nii mu ngi suivre dossier bi de pare mais ñun daal loolu lañ ci jëlee ñun. yéen daal da ngeen jàpp ne daal. n'est-ce pas rond-point juuti ba. waaw da ngeen jàpp ne daal jour bi ñu rayee. maanaam jugement bi ay mbokkam ñun ñuy wax yow nii. waaw xamuñu jugement bi nan lay tëddee ak lan moo nekk ci jugement bi exactement ak xale yi yan sanction yan daan lañ leen daan instant ñun xamuñu ko. kenn ci famille bu nu ko wax ne lii nii la mbir mi. kon yéen xale yi xamoo leen ba xam ñoom ñu ngi kaso wala déet xale yi. waaw. allo. Cheikh. allo Cheikh. waaw. kon yéen xale yi xamoo leen ndax ñu ngi kaso waa wala déet. xamoo. xale yi anañu actuellement xale yi mbëkk lat. dëgg bi nag leerul bu baax. allo. allo mani. waaw yaa ngi may dégg. waaw. ma ne xale yi anañu xale yi mbëkk sarak ji anañu. xale yi mbokkoon booy xale yi mbokkoon Lat Grand. waaw. ñun dañoo jàpp que ne. normalement si tout se passe bien. waaw yoon bu doxalee liggéeyam. dañoo jàpp que ne mu ñu ngi ci kaso bi noonu la ñuy jàpp ñun. yéen da ngeen mais dara wóoru leen ci. dara wóoruñu ci dara wóoruñu ci nag. dañoo jàpp ngeen am confirmation kay xanaa. parce que loolu moo tax ma ne la. waaw. bu fekkee ne justice yoon doxal na liggéeyam. waaw def na liggéeyam. en principe ñu ngi ci prison yi mais loolu moom xamuñu ko dañoo jàpp ne rek yoon doxal na liggéeyam moom waruñu mën a génn. waaw mais waaw mais Cheikh. waaw mais xanaa xam nga Lat tamit moom nekkul woon moom takk der la woon homme de tenue nekkul woon xanaa civil sax moom bu mel nii amee di nga xam dara waxoon duma la koo xam ne nag yow. waaw yow ab policier nga ñoom moom hiérarchie am ay kilifaam lañ leen wax yéen waxuñu leen dara ci dossier bi. ay kilifaam daal mooy man maa ngi dégganteeg ñoom mais li ñu may wax mooy yoon dina def liggéeyam loolu la ñu may wax. yaa ngi dégg. dama non police de Rufisque le commissaire de Rufisque dama ko woo. mu ne ma yéen daal en tout cas jël leen avocat ça qu'il m'a dit man je ne vais pas mentir ça qu'il m'a dit celui qui est chargé du groupe xam nga la détachement la ñu ñëwoon Rufisque détachement la ñu ñëwoon Rufisque GMI la nekkoon ñu indi ko détachement Rufisque léegi ki jiite les GMI à Rufisque le groupe opération de Rufisque Massayer Dia Masserigne Faye man saa yi ma ko woowee téléphone def may naan justice sera faite yoon dina doxal liggéeyam c'est ça qu'ils m'ont dit mais à part ça man d'une manière concrète man boog gisuma li nga xamante ne par exemple en matière de justice par exemple jóg nañ dox ko en tout cas saa yi ma ko woowee daal def may naan yoon dina def liggéeyam à part les charges yi nga xamante ne ñoom la ñu chargé booy daal ba may wax yow ni gisuma leneen li nga xamante ne du point de vue justice def nañ ko waaw maa ngi dégganteeg ñoom téléphone waaw moom def noonu l'agent judiciaire da ko woowoon pour mu dem foofu xaw ma dem na foofu xaw ma demu foofu mais en tout cas daal man par rapport yi nga xamante ñoo nekkoon kilifa Lat Grand d'accord def nañ lépp parce que ñëwoon nañ dëkk ba avec la délégation officielle et cetera indi Lat Grand loolu def nañ déplacement kay ci waroon yëpp aussi lijjante nañ ko ba mat sëkk waaw mais du point de vue atte bi du point de vue juridique man ma Serigne Faye moom loolu la may wax justice sera faite loolu rek la à part loolu moom gisuma leneen aussi waaw. waaw d'accord kon Cheikh Tidiane ñu ngi lay gërëm di la sant bu baax merci. waaw kay. merci beaucoup merci. ok merci beaucoup jërëjëf. merci. ci yàlla alaaji. dinaa de wax dëgg yàlla. andi fils de papa moom fi jaaxal. yàlla suñu borom. ci yàlla.
tey waay jël. ok. kii xam-xam màcc jëm ci wàllu yoon di nee na ma dee bi métti na trop mais nii lay demee chaque accident homicide involontaire am na sanction buy tegu délit la quoi homicide buy am na sanction buy tegu ci kaw ki mu bàyyee ko ci loxoom na dem jigee ak greffier bu tribunal bi dina ko jox décision bi justice jël day métti nag pour kii ko parce que joxuñu la benn xibaar mais toujours noonu lay demee ci koo xam ne ci accident la faatoo. jërëjëf yàlla. yàlla suñu borom. waay Lassana Traoré la patriote maa ngi lay nuyu di la siyaar bu baax. waaw mais alaaji nag. alaaji nag réew mi nag. réew mi nag. waaw baax na. baax na dañ ko dem rek. tey waay jëlee. métti na de. ma ni métti na de wax dëgg yàlla. ndeysaan. am na benn commissaire kilifa gu mag alaaji. yow sax xam nga ko. nee na ma frère Lat Ndiaye bii. bu tëddee nga nelaw tranquille. La police nationale ne lâchera jamais son élément. Il doit en être rassuré incha allah. alhamdulilah. commissaire bi moo xam nga du waxantu. waaw kii moom du ñu def dara lu dul di ko ñaanal yàlla. yal na ko yàlla sàmm. waaw yàlla na ko kay yàlla sàmm. jàmbaar. kay yaru jàppale kay yiw. ndeysaan. métti na torop. man moom vraiment bu ñu utiliser woon mot accident. ndax nit surtout ba yore oto bu amul plaque nga nekk xale aussi amoo expérience xamoo li la war ndogal mun na la dal nga tiit daw mais baat bi ma ciy déranger man mooy fils à papa gone gi papaam am na stuut papaam borom barke la wala ci yax bu rëy la bokk c'est quoi ces histoires alaaji léegi kii dee nag moom bokkul ci yax bu rëy kii doon servir réewam ngay tëddi nelaw moom mu nekk ci kaw tali bi dafa am benn laaj sax boo xam ne nit ñi dañ koy laaj mooy mbir mi niñ ko patamee moom ni mu expliqué waaw ay nit ñoo xam ne dañoo nekk ci njaar moo jaaxal ñëpp ñu xëy ne leen procès bi suba la xaw ma ginnaaw suba moo jaaxal ñëpp amoo temps da wuti gaaw avocat ñu xëyee ci ñu ne la mais ba léegi yow xamoo ndax xale yi jàpp nañ ñoo jàpp nañ te yéen a bokk ak waa ji ndey ak baay lii du accident de alaaji accident daw ba sa pono naaw li nangam waaye romb ab mbooloo mu taxaw ngeen tiit foog ne dañ leen di arrêté ngeen mbëkk leen jàll loolu du accident du accident di comme dugal nañu ko ci homicide involontaire waaye man nii alaaji buñ ko considéré comme que aw seen biir xuus leen mbëkk leen tey comme volontaire lay doon waaye de léegi léegi grand Ndiaye mi bu doon dafa yor jabar yor doom papaam ak yaayam di dund ay mbokkam comme Cheikh mi wax léegi nan lay demee moom day kii noonu moom waaw jeex na daanaka perte de xale bu ndaw nekk xale c'est-à-dire que xam nañu ni ki ko lijjantil faux CMC jàpp nañu ko loolu leer na ki garanti woon permis om pour booy bi jot oto kooku jàpp nañu ko loolu leer na mais booy yi nekkoon ci oto bi
ana ju loolu mooy mbir nag. fu ñu xam Alaaji yaa ko fi waxoon premier jour ba sax la woon sax. waaw nga ne expression fii sa papa. man moo may déranger. Alaaji fii koo fi gis muy dox rek fii sa papa la. wallaahi parce que ku ca ne keroog bi nga ne putu juddu. ngay ku góor wala ku jigéen. wallaahi sa baay am na ab mbégte goo xamante ne ni keroog. Alaaji wallaahi xoolal. benn na la. dëgg la. waaw. papa Poul. benn na la. waaw yenu la doon nga fii sa papa. dëgg la te loolu du mës a dañ. ñëpp ay fii sa papa lañ. dañu waxul dëgg ñëpp. fii sa ay papa lañ. ay doomi ay borom daraja ak ay doomi xaw ma boromi alal xaw ma doomi boromi tur. non borom daraja joo xam ne boo xoolee police ngay woo pour mu assurer sa sécurité. non dañ bàyyi caaxaan yi waay. man daal fils à papa bi mu wulu mooy ki ñëpp yi nelaw nga nekk ci kaw tali bi nekk ci àll bi pour assurer sécurité nit ñi. kooku mooy fils à papa. policier yi comme ñooñu noonu ñu fekkoon ci kaw tali bi noonu. waaw mais ñooñu ñooy fils à papa. waaw kooku mooy fils à la nation. waaye yow dangi bangi jël xaalis yàq ko noose ko. fur ay police dem ñu naan fils à papa. doy na waar. waaw hôpital principal lan moo xew xanaa dañuy mars. waaw hôpital principal. agent yi. situation nit ñi fay liggéey dans les centres Covid-19. ok loolu la ñuy waxtaanee tey. doy na waar. kan moo ñëw Simer. kii allo El Hadj. waaw kan ak kan la. oui Abba la. xanaa policier boobu di ko jàllee policier yëpp. waaw policier yëpp kay. ñoom commandant ñaa xam nga samay waay la. waaw. commandant ñaa commandant Diop point E. ñoom ñëpp. Isidore Biram Faye bu ginnaaw raay ñoom ñëpp commandant ñaa moo tax ma xam ñoom ñëpp. da ngaa xam policier nag yow. waaw ak directeur relation publique bu police recevoir na mu bureau ak ñaari secrétaire am yooyu. ñu baax lañ. non vraiment maa leen koy jaale. waaw ñu ngi leen koy jaale bu baax a baax. waaw yow da ngaa xam police yow da ngaa maîtriser police. non dëgg la. man de commandant ñaaw moo boole ñooñu ñëw rek. man de grand Louis Ndiaye. Dakar yëpp. ñaa waaw. ndeysaan maa ngi jaamu ji yàlla. ndeysaan waaw waaju. waaw waaju farlu sax ndeysaan. waaju farlu léeg-léeg nga dem ba ay booru mbaaw fële. fekk ko fa da ngay dawal tuuti nii dugg si waat biir Ndakaaru Alaaji ñëw fekkaat ko fii booru place de l'Indépendance jàmbaar la. ana foo nii jàmbaar la. maa ngi ci booru Colobane. boo ko génnee tuuti rek jëm booru Massalikul Jinaan noonu maison du parti socialiste. waaw acca kon bisimilah. voilà merci beaucoup xibaaru dem beeg dëkk bi di wéyee di si Zik FM 89.7 jaax nañ tànk rek ci autoroute bi yéen ñu bàyyi ko échangeur bu aan dugg Colobane da lay xaw a jafe tuuti su ko defee aussi bu ngeen fa yegsee aussi da ngeen di croiser yeneen oto yu bàyyi ko soit booru HLM ñi bàyyi ko fi nga xam moom mooy point maison du parti ak ñu bàyyi ko booru caserne Samba Diéry Diallo tax na foofu la faudra s'armer de patience su ko defee yéen ñu dépassé lu ni mel ci autoroute bi mën ngeen progresser utali Malick Sy foofu la xaw naa yes ci boobu la trajet yàlla ngay jot Malick Sy su ko defee aussi rond point boobu la maison du parti boo ko dépassé yaa ngi jëm beneen rond point situé juste à hauteur du lycée Blaise Diagne Barthélémy yéen ñu bàyyi ko fi nga xam moom mooy avenue Dial Diop am na quelques ralentissements laata ngeen dépassé boobu la rond point mais avec l'aide des policiers su ngeen ko weesoo doo am ngeen choix bi soit da ngeen di progresser utali Carrefour bi université Hampâté Bâ wala boog ngeen jaare ko ci ak bi jaaree lycée Kennedy utali fi nga xam lycée Kennedy utali fi nga xam moom mooy place de la nation foofu la aussi feuille rek ñoo lay xaarloo nga dépassé ko tuuti beneen intersection bu bàyyi ko du côté de la Médina boobu la moo jëm caserne Samba Diéry Diallo da ngay xaar signalisation yi su ko defee soo ko weesoo amatul jafe-jafe mën ngeen progresser tranquille sur les allées centenaires utali rond-point bu RTS El Hadj. jaajëf waay aywa Soumer ñëwal. Résidence Ami Bamba. La résidence Ami Bamba, située au cœur de la station balnéaire Saly-Portudal, au quartier Saly-Station, à l'arrêt Allo Docteur. Pour vos vacances, week-ends, séjours ou passe-temps, soyez les bienvenus. À la résidence Ami Bamba, on accueille chaleureux avec un personnel qualifié, équipé de membres de dernière génération. Des chambres climatisées, des cuisines spacieuses. Pour des Dengabug Daljam, file la résidence Ami Bamba. Disponible tous les jours. Infoline 78 112 04 51 ou le 76 615 03 76. Date d'inauguration le 19 juin 2021. yéen ñii di peintre professionnel du bâtiment wala particulier seeni jaaxle jeex na lépp li ngeen soxla ci peinture revêtement ak lépp luy dem ci bâtiment mu ngi ci Coloris waaw
ak peinture coloris seeni coono jeex na li ko dalee si suuf ba si plafond bi ak mur yi muy peinture professionnelle ak industrielle yi def leen tànneef bi gën jënd leen peinture coloris mooy qualité bi ngeen soxla te lépp dëppoo ak normes internationales yi seeni bëgg-bëgg mooy sunu yite ngir dab seeni bànneex ngir yeneen leeral woote leen ci 33 822 34 21 wala ngeen dem si sunu showroom 55 rue Moussa Diop dem leen itam si sunu site web www.universalcolor.sn. Coloris, ta vie en couleur. Jollof Chicken mi ngi fi di bëri succès. Oui, après Jollof Chicken Mariste, après Jollof Chicken rue Mohamed 5 pour ñu nekk centre ville ñëpp. Jollof Chicken yegsi na Mermoz soo rombee dépôt Sotrac bi toujours xoolal ci sa droite di nga gis restaurant Jollof Chicken bu rafet ñu aménagé ko ba mu mel ni France ñu aménagé ko ba mu rafet musuma gis bi aménagement. Attention, ça c'est Jollof Chicken ku koy inauguré ñu ne le vendredi 4 juin Viviane moo koy inauguré. Viviane dina fa ñëw 18h ngeen photo ak moom Viviane daal di dagg ruban bi waaye toute la journée mën ngeen a jënd seen Jollof Chicken ce sera le vendredi 4 juin waaye nag Saint-Louis waajal leen le 25 juin ñu daal di inauguré li nga xam ne moom moo di Jollof Chicken bu Saint-Louis après les Maristes rue Mohamed 5 Mermoz ce sera le vendredi 4 juin avec Viviane le 25 juin ñu daal di dem nag li nga xam ni moom moo di Saint-Louis dama ni Jollof Chicken ak neex lii dara du ko fay. dama ne mosal seet Jollof Chicken ak croustillant teneer commandel rek ñu livré la. Surprise! Jumia célèbre son 9e anniversaire du 14 au 27 juin. Des rabais incroyables allant jusqu'à moins 60% sur des milliers de produits de qualité tels que cuisinière à gaz 4 feux à 64 900 francs CFA, congélateur vertical LG 130 litres de 4 tiroirs à 99 900 francs CFA, Samsung Galaxy A11 à 64 900 francs CFA. Jumia anniversaire, célébrons chaque jour. Sous le haut patronage de son Excellence, le président de la République Macky Sall, sous l'égide du garde des Sceaux, ministre de la Justice, le Sénégal procède à l'installation de la nouvelle équipe de la Commission nationale de la bonne gouvernance, le mardi 22 juin au King Fahd Palace de Dakar, à partir de 9h. Cet événement sera suivi de la journée du MAEP, le mécanisme africain d'évaluation par les pairs, le jeudi 24 juin au Terrou-Bi. Plusieurs personnalités représentant les institutions publiques y seront présents. Ces deux rendez-vous marquent l'option du Sénégal de respecter ses engagements en matière de bonne gouvernance. Installation de la Commission nationale de la bonne gouvernance et journée du MAEP les 22 et 24 juin au King Fahd Palace et au Terrou-Bi de Dakar. Alaaji xabaar bi fii wàcc léegi ñu jëlee ko ci suñ benn source yi foofu ci terminal bi nee na benn xale bi 3 weeru yàlla lañ ko tëj ci kaso bi ñeneen ñi de sursis maanaam dañ leen ne lu mel nii bu fi amatee danañ leen def kii moytu leen seen bopp lañ leen wax loolu tey moom doy na waar nee nañ depuis alxamis bi passé 3 weeru yàlla lañ ko tëj ñi des te mbokk yëguñu ko te mbokk yi xamuñ ba tey xale yi ngi kaso waa wala déet ñeneen ñi moom ñibbi nañ moom kon nag na ko Cheikh Ndiaye xamee noonu bu dee yaa ngi déglu rajo bi na nga ko xamee noonu nee nañ benn booy bi 3 weeru kaso lañ ko tëj yu muy tëdd ñeneen ñi dañ leen a moytu leen seen bopp dem leen ñibbi si fii ak 3 weer boo leen fi dafa dee dara nag di ngeen ñëw fekk si kii pour muy leer. léegi ñu falsifier documents yi. En tout cas daal nee nañ ma daal jugement bi daal noonu la fa demee. ok waaw jugement bi daal noonu la fa demee. loolu la doon kenn du ko commenté. kii moom nee na portefeuille moo wadd ci taxi. waaw wóorul ñaari boulangerie ci biir amoon na 85 000. waaw beneen bi tamit amoon na 11 000 la ak carte d'identité koo gis na nga woote ci 78 291 79 63. Alaaji. man de léegi daal. beneen tës bi nag. waaw bii tamit gën a doy waarati. bii moom benn bakkan la woon. bu Grand Ndiaye bii. waaw bii Alaaji ñaari bakkan.
ndaw si nee na ñoom ñett lañu woon ci kër gi. borom kër ga nag dee na. ñetti wujji. waaw. ñaareel ñetteel. waaw. doomu aaw bi nag. da leen di tëkku. doomu aaw bi. waaw da leen di tëkku. day wax na tàntaam. soo weddee laajal sa wujju fi nekkoon. ah tëkku mystiquement. da koy tëkku ne ko di nga dee. ne ko boo weddee laajal tiw mi fi nekkoon te diw moomu dee na. dégg nga loolu. waaw soo weddee laajal sa taaw bu jigéen bi. kooki dee na. kooki dee na mère bi muy waxal. waaw bu jigaay. waaw. yaayam nag moom muy tëkkuwaate. ndeyam. nee nañ du koo dóor ba mère ba daw. ak ñàkk jom. kër gi nag du ko xëccoo kenn parce que ba pare dafa wax mère bi ne ko balaa ñoo miiras góor gi da ngay dee yaa ciy topp. ak ñàkk jom. mère bi nag daw na fu ne ba ci takk der yi. ak ñàkk jom. lañ koy wax nag mooy demal wuti avocat jublu sa bopp. ak ñàkk jom. dégg nga loolu. doomu mère bi muy tëkku. waaw. taaw bu jigéen bi doon dimbali mère bi. waaw. doom jooju dee na. wujju yaayam bi. dee na da koo tëkku kooku dee na. day ji ko yaayam di ko jur itam. daw na. dumunoo yaayam ba yaay ji daw. léegi nag tànta ji ci kër gi la tëkku. ne ko balaa ñëw miraas sama papa yaa ciy topp. bu dee moom yàlla dégg moom si naka neex. léegi ma ni ana mère bi ñuy tëkku si mère. li problème bi sama doomu jëkkër yaayam mooy aawo bi man may ñaareel ba maa jur xale yu ndaw yi waaye daf maa sonal ci kër gi rek toujours bi ngi dal ci sama kaw di ma saaga ñëpp wax nañu mënuñu ci dara police yi jëppal tey boo leen demoon ñu ne kooku mënatuñ ci dara ma sonn lool nag ci kër gi fii mu ne dem na ba ne ma sa doom dee na ci kër gi si ñetteel bi dee na yow yaa ci topp miraas mi doo ko fekk na ngay dee yaboo nga xam loolu mi ngi nii ma def ci téléphone bi téye ko mayu ma jaamu guddi mayu ma jaamu bëccëg sama borom kër bàyyi na ay terrain ba denc nee na di ko joxe ñu wax ko mun a waa joxewu ma tey joxewu ma ëllëg ñu ne ma léegi juge bi ne ma léegi dangay demaat defar yeneen kayiti kër yi te man awma moyen bi léegi nag ma bëgg ko ma dimbali kër gi ci boppam tamit mi ngi nii de waaj a daanu mi ngi nii ci audio yi ma indi man rek maa nekk ca kër ga ak moom may ñaan yàlla nag ma bëgg ko ma jàppale ndax sonn naa lool ay xale yu ndaw laa yor bi ñu xëyee dañuy dem di journalu ji ñëw di ma jox may lekk maak seen rakk bi jigéen bi waaw su ma amoon ci li ma jàpp waxuma laa miraas mi sax waaye damay génn kër gi ma bëgg nag ku ma dimbali rek pour ma génn kër gi ma mën a nekk ci jàmm ndax wéeru ma dama feebar xam na loolu moo tax nee na ma danga dee balaa miraas mi ñëw danga dee doo ko fekke lii la ma xale bu góor bi wax. moom moo rey sa ñaar. la wax nee na ma lu fi jële Fatma sa lu fi jële sa wujj jële fi sa taaw bu jigéen moo la fiy jële da nga xam ne yow danga dee bala ñoo miraas danga dee ba ma waxee loolu nag ba léegi ne la. est-ce que moom wér na. man dama ne dafa dese xanaa ndax day tux yàmbaa day naan sàngara lépp lay def ca kër ga tux mi sax da koy tux ci ëtt bi mu di ñu xeeñ bi ñu waxee mu ne maa def noonu yokk rajo fóoram la yor taal ko bu mu sa 6 heures du matin du ma nelaw feebar bi ma feebar yépp loolu laa ko jële soo gisee ma toog ca kër ga ba léegi damaa amul benn moyen su ma amoon moyen ba léegi génn naa looloo tax ma ñëw ci rajo bii nga dem police dem naa police démb rek sax dem naa police démb la ma fa dem ëpp na fukki yoon ñoom dañu ne li xale bi da leen a jaaxal léegi mère da ngay génn kër gi man ne ko man awma lu ma génnee kër gi ginnaaw yéen a dem ba naan ma naa génn kër gi te man awma lu ma génnee kër gi loolu nag moo ma tax a ñëw ci seen rajo bi. moom dara mos a dóor. mas na maa dóor na ma ba ñu yóbbu ma sami am naa seede yu leer ñu dem bindal ma certificat médical téye nañ ma fa 3 fan soog maa bàyyi ma ñibbisi tey samay doom yooyu buñ ko sotoon dóor ko tey yoon dal ci seen kaw ndax rek magam bi jigéen nee na moom nee na police dafa am ay baranloo looloo tax lu ñu def rek ñoom dañ moom bu ñëwee day dañ léegi nag moo ma tax a ñëw ci seen rajo bi sonn naa lool fi sonn mën a yem te lii ma wax nag duma ko weddi ndax leen boobu leen ko waxee dañoo dee léegi nag ñooñu ñëpp balaa ñu doon faatu da leen a tëkku. da leen a tëkku ñoom ñëpp da leen a tëkku seeni dëj demu fa
kenn ki sama wujj la sa ñetteel bi la ma topp ci man moom ñaari doom la fa am waaye man dama faa jaboot moom tamit dee na bu yàggul rek ci koor gi la dee moo tax bu wëlbati ko mi ngi ni mën naa laa taalal télé bi léegi nag damay ñaan yàlla ku ma jàppale rek laa bëggaan nag def katu lu baax la te murit la ma di ko ñaan problème yi metti yi ma ne mu jàppale ma ci ndax ma génn kër gi ndax fii mu ne bu ma génnu tamit miir bi dana daanu ci sama kaw ak duus bi waaw sama ginnaaw parenteel lay kii gis nga ko ni ay dénk laa mujj te daaj ci parenteel bi nii. day ñëw boo génnee kër gi mu daaj sa biir néeg wala. day daaj parenteel bi lay daaj dugal ci boppam damay tëdd ba xaaju guddi mu dugal boppam di yërndu ci néeg bi kii day yuuxu na ma yaay mu ne ma xoolal parenteel bi su ma xoolee mii boppam ma daal di jóg su ma jógee mu daw yéegaat ci kaw noonu lay def gis nga bunt bi xam nga ne baaxul korosé bii baaxul day dugal loxoom sax di tijji bunt bi. loolu laa nekkee ak moom moo ko def noonu. moom moo ko def noonu. kuur la ko doon dóore ay kuur la ko dóore ba mu daajee ko moom magam bi jigéen bi yore kayiti kër yi magam bi jigéen bi moo yore kayiti kër yi nee na du ko joxe tey du ko joxe ëllëg. may ñaan nag ku ma mën a jàppale ndax lii yegg lu ma ci am ma génn kër gi ma xam li ma koy def loolu daal lay ñaan yàlla maa ngi ñaan nag maa ngay woo Bougane maa ngay woo ñoom Mansour Diop maa ngi woo Ahmed Aïdara ak Maritulaay ji mi may dégg mi jàppale nit ñi maa ngi woo Marème Faye Sall ndax jigéen la comme man te ma nekk ay coono yu métti la nekkee fii mu ne ba may ñëw sax ndekki bu ma ndax xol bi jeex sonn naa lool ba ci kanamu yàlla amatuma nelaw samay doom jaaxle nañ ca te xale yi ma yor nii amuñu kenn amu ci sax fanweeri at seen mag moo ma daan yore seen mag faagaagal nañ ko ba dee na jigéen la woon man rek maa fi nekk fii mu ne ma xale yi. te moom da ko tëkku woon kooku noonu. tëkk na ko da ko tëkku sama ak ñetteel bu nekkoon toppoon ci man nee na leen woon yéen a ngi wax ci kii bi waaye kenn du ko fekk yéen ñii di ko wax ni yëpp doo leen ko fekk. léegi yow daf la wax carrément daf lay rey. nee na ma dangay dee mi ngi ni maa nga génn kër gi mbaa nga dee te balaa miraas mi di la fi fekk mi ngi nii ñi yow instant bi nii boo génnee kër gi amoo foo dem te dangay ragal tamit li mu wax dal la. loolu laay ragal. aw ma fu ma ne sama taaw yi moo gaan aw ma fu ma ne moo tax may ñaan Bougane jàppale ma am fu ma ne mag sama njaboot ma mën a mucc ndax xam naa ne lii ma wax nii kat bàyyi naa ko xel ndax da ko waxoon ñee dem te man dong maa fi des fii mi na nii ca kër ga ban nag lii ma wax dana ko def buntu kër gi du tëju guddi ku ko tëj mu ubbi bunt bi sànni ko. léegi moom ana yaayam ak ay magam ñi ngi dëkk ak yéen ci kër gi wala déet. dóor na ndeyam ba ndeyam génn na kër gi ay magam jël ko yóbbu yaayam dem na bu yàgg day saaga yaayam ay ndey di ko dóor bi ñuy jël yaayam yóbbu ko ñu ne ma nag danga génn yow si sa wàllu bopp bu paree ci yow lay ñëw waxoon nañ ma lii nag. kon moom instant bi nii amoo koo ko kalaame. aw ma ku ma ko kalaame moo tax nag ma bëgg. kuy avocat bu ma mënee dimbali sama kayit yi mu yegg El Hadj Diouf mii di maître El Hadj Diouf sax maa ngi koy woo mu jàppale ma ndax bu di loolu rek dinaa perte sama njaboot danañ perte ndax dafa yàgg 2006 ba léegi te jël na kayit yi denc na ko nee na ma da ngeen perte lii la ma wax te man aw ma doole. mënu maa jël avocat xaw ma nu may def looloo tax ma ñëw ci seen rajo bi far ku ma jàppale rek. ku ma jàppale dong laa bëgg waaw ku ma jàppale laa bëgg te yàlla tax ba ñu ma avocat ba ñu ma siis ba ñu ma kenn jàppale ma ku ma jàppale rek ba lii ma ci am rek ma jot ko rek ma sant. nga mën a sauver sa bakkan. ba ma mën a sauver sama bakkan bii boo ma xoolee xam ne wéru ma dama am feebar fii mu ne nii gis nga sama bët bi gisut gis nga ko nii bii mooy gis te li muy gis sax bareetu moo tax fu ma jëm damay jàpp sama loxo doom pour mu dema teeta ba ma yegg si ban xam nga ne kooku sonn naa lool ku ma jàppale rek laa bëgg maa ngi woo ñëpp ku ma mën a jàppale tey jullit maa ngi la woo. te li ngay ragal maanaam mooy xale yi buñ fa desee ak moom mën na leen gaañ. waaw da leen di gaañ ndax foo ko fekk mi ngi yara paakaam di daas naan ko ma jege ma rendi sa ndey loolu la fa nekk xale yi nag ñoom duñ ko laal ñoom ña ngay daw di wuti luñ ma jox ma lekk. suur naa jàkkaarloog yéen di leen saaga nii. saaga ndey ci suuf lay wàcc di saagay ndeyam di ma saaga. su fekkee na dangay génn kër gi mbaa nga dee ne Fatma def ba génn kër gi dee sa doom génn kër gi dee yow tamit noonu ngay def ba dee yow tamit miraas mi du la fi fekk te su ma la ko waxee mën nga koo gëm daa damay waatal mi ngi nii ci téléphone bi aw ma ci lu may fen
man daal ko ma jàppale laa bëgg Bougane maa ngi lay woo d'accord maa ngi koy woo ndax def ko te lu baax la d'accord amul problème waaw d'accord merci caay waay jële c'est compliqué. caay yàlla waaw mais kii tamit alaaji nag ay mbokkam nag nañ jug nag wala mais nag mu tudd si waa ji kër papaam la ne bàyyi ni muy def yaayam. kër bàyyi de boo bëggee dégg sax nag dadul kër wax dëgg yàlla kër bàyyi daal kër bàyyi de alaaji kër bàyyi daal nañ dem ba ci kër bàyyi de balaa ngaa xam dëgg ne du kër sa bàyyi de wax dëgg yàlla ngeen takku ngeen war a séddoo ku ci nekk war caa am alaaji mooy de 1 million bu boobaa ngay xam ne ndekete man fii ma dëkkoon ndekete du kër lay du kër wolof nee na lu kenn am te doyu ko bu ko fukki séddoo dana leen doya mukk ci àddina wallaahi waaw ma séddale miraas mi tam ma xam ne bakkanu tàntam nekkul ci loxoom balaa may miraas li fi sama bàyyi nga dee wuute ko na yoo xam nga ba xam yaa jëkka dee sa tàntam déet waaw sama waay waa ji nee na ma sama maam day la ma waxoon mooy ku ñu tëkku nga tiit gëmoo yàlla waaye ku tëkku nit yàlla rëbb na te yonent du waxantu déedéet ma leen di xool ne waaye ni ila wax yi ni du waxantu de xale bi juróom-ñaari at la mi ngi tudd Laxami Jaxate daa biir Rudis képp koo xam ne gis na ko nag na woote ci 76 737 35 17 waaw mais lii tamit alaaji kii tam ay mbokkam anañu wax dëgg yàlla wala lii tey ñu cee teel a wax balaa moo wees balaa moo wees ko tooñ de baaxul man ko tooñ de baaxul moo koo xam ne sa ndey la nekkoon na sa waajur bu góor ci teraanga waaw mais sutura tuuti waaw war ko suturaal de fàtte xëri fi de waaw jàppe ko yaay waaw dëgg waaw dëgg yàlla waaye rek ku dóor sa ndey jële su ko jur wane ne keneen li nga toppatoo yaa ngi koy nax déedéet kooku doo fa kooku alaaji kooku doo fa bàyyi kenn bilaay doo fa bàyyi kenn doo fa bàyyi kenn de tey jaxle lu ma dañ koy fonk kii suturaal kii wekk dañ koy sàmm di ko toppatoo di ko nengi ndax fi mu dal dem waaw wajur dooleem day wàññeeku ay walaay mën di wàññeeku muy gën a wéet doy na waar bële ku ko taxaw doole kéemtaan la Maguette Diouf nee na daa réer li ñetti passeport ak carte commerçant ni ne ak yeneen i kayit ku ko gis naa na nga woote ci 77 547 55 54 kii moom mi ngi tudd Mansour Gueye daa réer le nag ay écouteur AirPod ci benn taxi ko gis naa na nga woote ci 77 330 65 40 kii ma communiqué mi tey mu takku nañ de kii moom depuis 9 mois Serigne Diagne leen jógee Serigne Diagne dafa réer
doomu Dame Diagne waaw ak Ndeye Seck koo gis daal na nga woote defuñ fi téléphone de voilà si ku ko gis kay na nga woote ci 77 220 17 91 kii moom mu ngi tudd Ahmed Sarr dafa déet réer la oto dañ ko sàcc kay taxi Carina DK 69 78 AH ko gis daal na nga woote ci 77 405 75 61 Baye Thiam moom dafa for nag ay caabi oto GMC waaw bu dee nag am na ko réer la caabi yi na woote ci 77 520 37 57 Mame Bousso Ndiaye moom daa réer le carte grise licence assurance droit de stationnement ci benn sachet bu wert ko gis na nga woote ci 77 520 37 57 fàtte xaju fi fàtte xaju fi te dafay xëjul waaw jox ko. xanaa kii bañ a fàttali ko def. waaw daje naa ak moom de bisu tay bi nekk. 23 juin laa daje woon ak président Macky Sall buntu assemblée nationale. waaw man nii. 10 heures nii kay. nii comme heure bii nii. comme nii. fukki at nag normal. fukki at normal du añu nii nag. voilà. boobu maa nga fële ca télé bële may jàkkaarloog moom suñu waxtaan wax. Que vous inspire ce que vous avez vécu aujourd'hui aussi à la place? Nous avons vécu plusieurs choses en même temps. D'abord la résistance populaire face à l'inacceptable, face à la volonté de museler le peuple. Le peuple est sorti pour montrer que la souveraineté lui appartient. xam ji dëgër. Du Benno Siggil Sénégal. Que vous inspire ce que vous avez vécu aujourd'hui aussi à la place? Eh bien, nous avons vécu plusieurs choses en même temps. D'abord la résistance populaire face à l'inacceptable, face à la volonté de museler le peuple. Le peuple est sorti pour montrer que la souveraineté lui appartient. Au moment où nous étions là, il y a eu des provocateurs qui ont jeté des cailloux pour permettre aux policiers de nous charger. Tous les leaders étaient sur cette place. Ils nous ont chargés et c'était la provocation. Au moment où je vous parle, un de mes militants a été lâchement blessé par un colonel du GMI. Et ça, nous l'avons identifié. Nous poursuivrons devant la justice cette agression inqualifiable. Donc, au moment où nous parlons, nous sommes encore là pour effectivement dire non et pour, avec toutes les populations, refuser l'inacceptable. Et s'il vote la loi, nous continuerons à exiger son retrait et le départ du président. waaw li ñu gis tey mooy wane ne peuple bi jëlaat na boppam gis nañu volonté manifeste bu nguur gi pour jéem a manipuler ak gaañ population yi ñoom ñoo wax démb ne nit ñi mën nañ manifester loolu yëpp c'était pour concentrer ñëpp fii bu ko defee police mën a agir loolu nag ñoom dañu provoqué ñëpp gis nañu provocation bi ñu def leader yëpp ak ñu taxaw ñu attaqué leen dal seen kaw loolu fexe leen bu leen ko def yéen alaaj sërif bi nag ndeysaan jàmbaar la woon de alaaj man homme de terrain laa woon léegi laa màgget samay doom màgg nii rek gis nga ñoom mantulaay alaaj ma bàyyi leen terrain samay oo mënatuma daw ay alaaj yi jour bi laaj ma fan laa doon làqu cabinet Aïssata Sall bu ma réelli telli ma ne nii romb buntu kër Dior Diagne daw ba wëndeelu dellu si waat à la charge yow bis bi tey leen fukki at waxtu yi tembe maa ngi nii yaakaarloo moom mu ni dañu demandé Sénégalais yi dajaloo fii pour police mën a chargé ci seen kaw ma ne ko léegi bu ñu voté loi bi mu ne dañuy continuer pour le départ du président maa ngi koy déglu tey moom mii ma xool ca bërëb ba mu jëm ngoon lan la fay wax Macky Ahmed. Que vous inspire ce que vous avez vécu aujourd'hui aussi à la place? Eh bien, nous avons vécu plusieurs choses en même temps. D'abord la résistance populaire face à l'inacceptable, face à la volonté de museler le peuple. Le peuple est sorti pour montrer que la souveraineté lui appartient. Et au moment où nous étions là, il y a eu des provocateurs qui ont jeté des cailloux pour permettre aux policiers de nous charger. Il y a une cour qui est Ils nous ont chargés et c'était la provocation. Au moment où je vous parle, un de mes militants, Biram Faye, a été lâchement blessé par un colonel. Et ça, nous l'avons identifié.
waaw. nous poursuivrons devant les cette agression inqualifiable. Donc au moment où nous parlons. waaw. nous sommes encore là. pour effectivement dire non. waaw. et pour avec toutes les populations. oui. refuser. waaw. l'inacceptable. et s'il voterait. Mais s'il vote la loi, nous continuerons à exiger son retrait et le départ du président. Nous allons continuer à exiger ce troisième mandat. waaw. gis nañu volonté manifeste bu nguur gi. oui. pour jéem a manipuler ak gaañ. waaw. population yi. ñoom ñoo wax démb ne. loolu yëpp c'était pour concentrer ñëpp fii bu ko defee police mën a agir. yéen ay cours ngeen wut yéen. provocation bi ñu def. waaw waaw. waaw. kaay waxaat li nga waxoon 10 ans kaay. kaay fii kaay. kaay wax ñu li la inspiré tey li nga dund fii. waaw. lu mel nan. mosu fi jóg. l'inacceptable face à la volonté de museler le peuple. museler mu ngi fii. pour montrer que la souveraineté lui appartient. le peuple est souverain. Au moment où nous étions là. waaw. il y a eu des provocateurs qui ont. yow seen nervis dàq. policiers de nous charger. alors que tous les leaders étaient sur cette place. ils nous ont chargé. et c'était la provocation. dina dàq provoqué ñëpp. un de mes militants Birame Faye a été lâchement blessé par un colonel du génie. waa Fouta Tampi nu mu leen def. lâchement blessé. poursuivront devant la justice cette agression inqualifiable. Donc au moment où nous parlons. nervis inqualifiable oui. oui. pour effectivement dire non. waaw. et pour avec toutes les populations. waaw. refuser. waaw. le troisième mandat waaw. Mais s'il vote la loi, nous continuerons à exiger son retrait et le départ du président. waaw. donc oui ak non boobu nous allons continuer à exiger le oui. gis nañu volonté manifeste. nga ne waaw damay dem. pour jéem a manipuler ak gaañ population yi. ñoom ñoo wax démb ne. waaw. nit ñi mën nañ manifester. loolu yëpp c'était pour concentrer ñëpp fii bu ko defee police mën a agir. loolu nag ñoom dañu provoqué ñëpp gis nañu provocation bi ñu def leader yëpp ñu taxaw. ñu attaqué leen. waaw. dal seen kaw. waaw. baax na ba ngoon. dem maa ngi jëm Grand Yoff. yal na yàlla dolli jàmm ci réew yàlla na yàlla kii est-ce que laaj man du ma dem ci ñoom sax pour bañ a dem Grand Yoff pour laaj ko même question. nii de place de l'Obélisque ñaari dragon ñu ubbi ko. non j'ai pas dit ça dama ne. dama ne ñoom xoolal dañoo dégg waa mouvement 23 ñu manifester Obélisque. ñoom ñëpp ñu dem dajaloo waaw waaw. ñaari dragon kay ña nga taxaw. yal na yàlla dolli jàmm ci réew mi. yal na nu yàlla suturaal yal na nu yàlla jàppale. yal na nu yàlla aarte yal na nu yàlla taxaw. danaa fa ñëw de. Grand Yoff gee daal danaa fa jaar def fa cuucab yow danaa la laaj la ma la laajaatoon. ngeen dore noonu mel ni ñu wérul. yor ay mbolde. ay militant te buñ leen tëkkale alaaji ak kalo bu la de. kalo bu lee fu ñu mës a yegg ak seen tën yooyu nit ñi dañ leen daan tàccu. dégg nga loolu. waaw. ñu topp Ablaye waa day riir ma soppi gi. dóoruñ fi kenn agressé wuñ fi kenn yéen nag da ngeen di dóore. di dóore ki seen i cour ngeen di niroog ay cour. yal na yàlla dolli jàmm ci réew mi. ñu yàlla suturaal ñu yàlla jàppale. sama conférence bi la kañ la. le 8 juillet. waaw sallallahu taala alayhi wa sallam. noonu rek monsieur le ministre madame la ministre ñëw na Ndeye Khady. Alaaji Simeer Diop kon mbokk yi moo nekkoon ci xarale gi waaw kay tey nag suñu doom yi ñëwal miin maa waay ba ko rek. yàlla waaw def ko directeur Birame Faye mu naan Birame Faye a été lâchement attaqué a été lâchement. les gars di Fouta Tampi ñu lâchement dóor leen ba leese leen dégg nga ana kan la dendaloon sëtu ko tedd ki borom maamu barrière or ba ca Médine bandi Hachim bandi Khourey Serif Ahmed Aïdara Karara monsieur le maire de la ville de Guédiawaye borom vaara ngi nii toog di leen jox ko dig daje suba sala assurance La Providence leen indil yéen chauffeurs yi produit bu bees tax di assurance perte emploi chauffeur moo leen doon may seen émission tës l'écran meew bi nu gën a taamu meewu nag pii moo leen doon may seen émission tës